buñ ko waxee du am na buñ ko waxul lu am na HLM yaa nga ca kanam man bésu dee du bésu dund réccu fekk jëf wees HLM moom sa réew bay génne nim saat kon HLM ma ko yor HLM yaa nga ca kanam HLM ma ko yor HLM yaa nga ca kanam HLM ku fa yendu rek faw nga fa. maa ngi tudd Marie-Madeleine Sambou nekk conseillère municipale au niveau de la commune de la mairie de la commune des HLM. kontaan ci li nga xam ne Abdou Diouf Ndiaye ak COPE ñu ngi koy def ci HLM bi spécialement HLM 5 fii nga xam ne fii laa dëkk parce que 74 ba léegi ñu ngi dëkk fii bu ñu fii dëkk dañu amoon cadre de vie bu agréable nga xam ne où il faisait bon vivre mais dañu dem ba léegi suñu cadre de vie bi yëpp dégradé wu lépp a yàqu bu amee ay jeunes comme Abdou Diouf Ndiaye ñoo xam ne dañu ñëw pour jàpp ci defaraat ko delloo ko nu mu meloon ñu nekk fii HLM ñu on ne fait qu'applaudir. jeunes yi nag bu ñu paree ñun dinañ leen wax nañ ko mottali di ko surveiller di ko xool bu mu dégradé wu ba mel nu mu meloon. kese conseil municipal aussi tey sa koñ lañ la fekk daanaka. waaw. activité yu mel nii nga xam ne moom la Abdou Diouf Ndiaye di def ak waa dynamique si xol dafay wuyu si xolam rek parce que dynamique ku ko xam ne rassemblé la te xam nga ni HLM tamit nekk na seen xol. tey jii fi ñu wuyu si comme ni ko Marie-Madeleine waxee rek dafa nekk porte d'entrée boo xam ne ci porte d'entrée principale HLM yi la bokk tey bu ñu gisee un jeune mu ñëw taxaw bëgg ñu ko defaral dañ ci ànd ak moom mu jël defar ñu fi nga xam ne ñëpp xamoon nañ ni mu mel mu ñëw dindil ñu li fi nekk désencombré désensablé ba pare li olof li français di wax rek la nature a horreur du vide moom mu ñëw ne daf koy def jardin c'est quelque chose à magnifier loolu moom képp foo mënti nekk parti boo mënti nekk mouvement boo mënti nekk da nga war a ñëw jàppale ko ci pour li nga xam ne c'est une action citoyenne. maa ngi nuyu HLM je m'appelle Assane Sarr je suis entrepreneur vice-président conseil d'administration PAMECAS d'Antali. ñu lay wax Assane Sarr. le maire tey ñu fekk la fi HLM 5 nga bokk ci set setal bi ñu bëggoon xam lan moo fi sa teewaay. waaw sama teewaay mooy ñii dañoo fekk suñu gox HLM ci xol pour defaraat suñu cadre de vie donc day dem ci benn dynamique buy wax ne joindre l'utile à l'agréable et puis il faut que ñu inculquer suñu doom yi ak suñu rakk yi que ni li yàgg na HLM yàgg nañu gis suñu grand frère yi ay ñoom Tidiane ak damay gis Jaga Kase ak ñoom ñëpp ñu yàgg nettoyer koñ bi ñoom Babou Cissé délégué Missar ak ñooñu noonu ñëpp suñu jigéen ñu nettoyer koñ yi donc ñii bu ñu ñëwee seet suñu itam dañuy bàyyi lépp luñ jàppoon ñëw fekk leen ci liggéey bi pour respecter xam nga ñun suñu dëkkuwaay HLM mooy suñu héritage. waaw dynamique HLM ci xol comme toujours si logique bi may wax rek bon dañuy bëgg jeunes quartier yi dajaloo jëlal seen bopp seen initiative invité dynamique HLM ci xol première fois bi ñu invité regroupé wu woote réunion ñu ñëwoon fekk si leen ñu laaj leen comme ñun ni ñuy defee rek lan ngeen bëgg ak lan ngeen nar ñu ne li ñëpp bëgg ñoom moom lañ bëgg defar seen koñ defar seen jardin embellir ko setal ko ba pare suuf si sonaloo leen trop te bi ñu ñëwee si réunion bi ñu gis fi benn taxawaay boo xam ne ku mel ni grand Babou Cissé nekk délégué de quartier accompagner ay jeunes am tey li tax ma gën a kontaan sax accompagnement bi tey ñi ma fi gis fekk fi ay conseillers municipaux ñu taxawu leen fekk fi HLM commune ñu taxawu leen fekk fi grand Ousmane Touré Kopé mu taxawu leen tey moo tax gros moyens yi tamit ñëw macha allah gros moyens yi ñëw te accompagnement bi boo gisee ay jeunes lu ñuy def rek jiital ci seen délégué de quartier ñooñu dañuy neex a jàppale moo tax tey dynamique HLM ci xol décidé ni ñoom dañuy ñëw tey def fi lu ñu deful fenn parce que dañ ci fekk lu ñu fekkul fenn. waaw man maay Babou Cissé délégué de quartier HLM 5A tey dañ ñëwoon pour set setal suñu gox bi suñu xale yi ñoo ñëwoon set setal tey lañ commencé set setal bi avec les gros moyens HLM dynamique HLM Ma Kër moo ñu jàppale ci yenn moyens yu bëri mooy moyen matériel indi nañu ay ndaraan indi nañu camion bu ñu désabler fii yëpp depuis ce matin ba léegi ñoo ngi si di leen gërëm di leen sant ak seen président Abdou Diouf Ndiaye
ñoo ngi leen ci sant bu baax ànd ak seen délégation boo xam ne vraiment kontaan nañ ci ñoom parce que ñëw nañu waxuma matériel bi ñu indi mais ñëw nañ summeeku ànd ak ñun ci liggéey bi HLM dynamiquement cœur bi defal nañu HLM2 centre social bi defar bu rafet soo xoolee corniche bi tey soo fa jaaree da ngay kontaan parce que foo jaaree di nga xam ne ñoom am nañ fu ñu jaar nit ñi dañu xam ne jaar nañ moo tax tey bi ñu décidé pour defar le 11 le 12 bi ñu leen contacté dañoo ñëw ne dañ ne ñuy jàppale bi mooy jàppale nañ ci mooy matériel jàppale nañ ci ay pono jàppale nañ ci ay banc jàppale ñu ci seen kattan ñëwal seen bopp ñëw taxaw li may conseil yeneen chef de quartier ak yeneen jeunes HLM yi mooy ku gis ni HLM mel tey sa gox su ko melu rek yow la neex quoi parce que soo jógee nit moom mënu la fekk su ko ne la jógal ma jàppale la yaay jóg mu ñëw jàppale la su doon sama sax HLM bi yëpp soo tourné tey HLM day delluwaat nu mu meloon am jardin am ay allées yu baax am cadre de vie bu rafet te def naa HLM dynamiquement cœur bi ci lancé boobu lañ nekk te yàlla na leen yàlla jàppale. waaw man maa ngi tudd Abdou Diouf Ndiaye nekk habitant HLM 6 conseiller municipal ci mairie HLM nekk également directeur de la régulation et du suivi du logement au ministère. dañu yor benn programme depuis 2 mois ñu di ko déroulé le 11 nag ci suñu calendrier fii moo ci bokk ñu ñëw nag fekk fi nag aussi population bu dynamique seen délégué de quartier jiite ko muy Babou Cissé mu nekk vraiment nit ku dynamique ñoom déjà bi ñuy ñëw ñun ci suba vers 9h ñoom 7h ils étaient déjà sur le terrain. dag may permettre ma nuyu également 2 conseils municipaux yu ma fi fekk muy Marie Madeleine sama yaay ci conseil municipal bi ak Ndaga Kassé bi nga xamante ne conseil lañ fii fi ñu taxoon ni jotaay bii ni ñoom ñoo fi monsieur le maire. tey nag ñun ñoo fi ñëw si suba andi suñuy matériel àndaale également ay pneu ay fleurs fas yéene ko nag defar dañ leen defaral seen jardin bi désensablé nañu depuis le matin génne nañ suuf si ndax bi ñuy ñëw dañu àndaale également ay camion ak ay pelle mécanique pour que ñoom ñu mën a génnee suuf si mais aussi jardin bi aussi ñu jéem a xool nuñ koy defaree y aura des fleurs y aura aussi de nouveaux bancs pour que mooy genre banc jaaxle yooyu loolu nag c'est pas la première fois on l'a fait HLM 2 def nañ ko HLM 6 HLM 4 tey nag ñu ngi fii HLM 5 tey nag ñu am mbégte am benn du ma nekk demee particularité ñu am accompagnement wu Ousmane Touré Coppé moom bi ñu déggee ci waar wi daf ñu woo ne ñu mu wax ñu li mu fi def kon ñun ñu fekk ko ci lii ñuy def ñu fekk ko ci donc moom mu encouragé ñu mu fas yéene nag taxawaayu grand frère taxawaayu nijaay lépp loo xamante ne ñu ngi koy gis à travers les réseaux sociaux lu baax dana jël téléphone am woo ñu encouragé ñu lépp loo xamante ne lu ñu war a corriger la également dana ñu oon nañu corriger leen ko mu nekk nit ku ñàkki ñaan ndax bu ko neexoon mu ne lii ñuy def ma leen ci jiitu mu am taxawaay bi bu taxawee ku ne xam na HLM ni ñuy doxee mais boobu ba léegi nit ñi accompagner ci fànn bu ne donc ñu koy remercier di ko sant di ko gërëm bu baax a baax malgré son âge ñëw na génn na mi ngi jox lépp HLM saa yu ma ko ne tons toogal mu ne ma HLM jaral na ma lu nekk wane na ko tey ñëw na tey gis ngeen ko en jeune sol mbaxana sol léppam wane ni nag moom jeune la donc ànd ak ñu depuis le matin mu ngi fii ñibbiwul mi ngi toog peel na ci peel yi xatoon na ci oto yi waaye gisuma nag mu jël brouette waaw waaw kon Ousmane ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di rafetlu jotaay bi. waaw d'abord dañu lay laaj sa taxawaay fii tey sa teewaay. teewaayu citoyen la teewaay itam xarit parce que gannaaw bu mu nekkee sama rak sama jarbaat Abdou président Abdou man président Abdou laa koy wax parce que tur bi dafa màgg dafa nekk sama xarit nekk tam koo xam ne dynamique bi nga xam ne moom laa porté mooy dynamique convergence pour l'implication citoyenne moom mu créé dynamique HLM sa xol am même vocation que déclic lu muy def donc dañuy wax rek ñaari montre yu baax ñooy bokk heure donc li ñuy def nii ak sama teewaay foofu rek lañ koy inscrire maanaam ñëw dooleel li muy def ñëw rafetlu lu muy def ñëw tam jàppale ko ci li muy def parce que HLM lii la soxla de l'action peu de paroles mais beaucoup d'action
des actions nag tournées vers l'intérêt général te loolu lay rafetlu ci initiative bi ab président Abdou jël def loo xam ne un programme de réhabilitation des espaces qui sont des espaces vitaux pour la commune nga xam ne nit ñi bu ñu sonnee seen kër yi tàng ci kër yi ci biti la ñuy génn fi lañ daan togg féexlu place bi ñu nekk tey c'est une place symbolique fii la ñuy defee ay gàmmu fii la ñuy nit ñi di daje di waxtaan lépp lu am ci xew fii lañ koy defee donc dafa laaj mu set te set nag moom mooy valeur bi nga xam ne moom la nit ki war a jëkk a cultiver ci àddunaam parce que boo setee di nga am wér-gu-yaram di nga am sécurité di nga am jàmm te tam di nga nit ñi nañ leen naw